question bi mooy lan mooy One Voice Music. One Voice Music comme ni ma ko waxee léegi rek benn bébé la bu nekk ci biiru yaayam boobu moo tudd One Voice Group. One Voice Group benn entreprise la boo xam ne dafa ëmb lu bari. ñu bari dañoo yaakaar ci côté culture rek la ñuy liggéey ñu ci côté culture kese parce que culture kese mënul defar réew mën na suqali réew nag mais mënu koo defar à 100% parce que réew pour mu baax foo jikko yi defaru foo jikko yi nekk mais neem One Voice Music nga ma laaj One Voice moom mooy label de production audiovisuelle bi nga xam ni moom moo si nekk. label de production audiovisuelle boobu musique bi moom mooy wuyoo côté production audio bi kese tout court mais liñ ci wax King Pro Studio King Pro moom mooy def lépp li nga xam ne si moom mooy vidéo yi. donc série yi ñuy entamé mooy film yi nga xam ne dañ koy entamé pour présenter ko incha allah public bi Sénégal donc sax taxul ñuy wax mais bëgg nañ mu présenter wu dans le monde entier ba pare ñu ni Louga la jógee loolu King Pro Studio moom moo koy def King Pro Studio branche One Voice la. donc loolu moom mooy One Voice Music te ñu ngi ñaan yàlla par rapport ak jeunes yi nga xam ne xas nañ leen a jël ñu dugg fi yàlla na liggéey bi jëm kaw jëm kanam ba nga xam ne si ku si nekk dina si gis boppam jeunes yi tàmbali dawal ay oto si biir dëkk bi di may ay pas ak ay mètres banaana saa yu ñu wàccee ci defe moom si mbedd mi loolu la ñuy ñaan yàlla incha allah. waaw dégg naa suñu défi moom dafa laloo benn ngemb bu doy waar ngemb bi ambition la tudd ambition boobu noonu moom moo ñuy bañ a téye ba nga xam ne si wala moom moo ñuy téye boobu ba nga xam ne si lu nu visé rek dañ koy yóotu daal koy jot léegi défi bi ñu yor ñun défi bi mooy ñun Louga dañoo am benn remarque bu ñu def Louga léegi ñi waroon defar dëkk bi ñoom ñoo yàq dëkk bi te ñooñu nan la mooy jeunesse bi nga jeunesse boobu noonu léegi dañoo réer bu doy waar boo xam ne te dañoo yaakaar ni ils ont raison or ils ont tort léegi dëkk bi fii doo xam même kii dawal oto sax boo xoolee muy reewoon ci kaw tali bi wala def lu kenn xamul boo jëree ba yër ab jeune la léegi xel yu yàq yooyu noonu ñun dañ ciy yëngu pour defaraat ko te ñu ngi ci à fond am na ay nit ñoo xam ne bi ñu xamee One Voice dañu sikki bi ñu xamee One Voice lañu tàmbali di def leneen loo xam ne si da ngeen mën a juger comme ay doomu aadama parce que yàlla dafa def ñun ñu fi toog ñëpp ay doomu kilifa lañu ay doomi nit ñu baax lañu man mii surtout El Hadj Malick du ma seetaan loo xam ne si day ñaaw ñu koy def suñu biir di ko bàyyi muy jàll yàlla nañ ci yàlla musal moo tax fu ñu dem ñaar loxo rek lañ ñuy nuyoo donc deret taxul wala njaboot wala famille mais jikko moo tax donc jikko yooyu nga xam ne moom moo tax ñu ngi xam jaamu yàlla yi ku si nekk fan lañ koy denc ñun yooyu lañu bëgg defar ko défi bi donc loolu la Louga pour mu baax foo jikko yu baax yàlla moo tëdd loolu insha allah. waaw léegi wax ngeen défi. voilà léegi waaw am na lu ma wax léegi sànq si biir wax ji wax naa ko c'est-à-dire ñun bu ñu xoolee à fond ñun nous faisons pas de la politique au vrai sens du terme pas de la politique au vrai sens du terme parce que géopolitique dañoo yàq définition donc bu ñu taxawee ci devant les caméras daal ni dañuy politique rek dañuy tëj dëkk bi xam nga te dañoo nekk ay jeunes yoo xam ni fi mu toll nii may wax ak yow dëkk bi mi ngi suñu loxo te duñ ko yàq duñ ko jalgati dinañ fexe ba ñëpp ñi nga xam ni xas nañ ñu si jox cër jox nañ ñu si respect dinañ fexe de sorte que ni ñoom ku ci ne dina gis boppam ci loolu politique boobu dañ koy def mais ak beneen ni anam am na ñu fi woote politique am nañu koy defee am ñu woote politique daal ni non duñu joxe lii duñu joxe laa or politique pour man boo koy def par force rek sacrifice am na ci sacrifice boobu mooy joxe bi ngay jox jaamu yàlla bi pour aw retour am lu mu lay jox mënul ñàkk donc foo defante bi am mais ñun politique bi ñuy def xam nga ban politique la politique boo xam ne si dañuy toog suñu biir ñu waxtaan mu ne boy Solomon am na benn affaire boo xam ne war nañ ko def si dëkk bi de nga ni ma lan nga gis nga ni ma am na maire yu nekk fee ci marché ba seen place yi ñuy toog dafa metti quoi xam naa bu ñuy ñibbi dana am sax problème tànk wala jant bi sonal na leen ñu toog gaaw woote réunion d'urgence waxtaan suñu biir te wallaahi loolu la ñuy def woote si waxtaan ban solution lañ mën a am pour loolu noonu moo tax boo xool gisuñu amuñu xaar ma yàlla ci kenn ñun ku ñëw rek ñu ngi nii nous sommes ouverts à tout le monde nag pour tout le monde ku ñëw rek mën nañ la jox sa loxo nga jàppale la nii nga dem mais nag ak fa ñuy yem dinañ ko xam insha allah rek. One Voice 2018 lañ ko créé parce que dara boo koy taxawal boo nee da ngay tëdd yoon foo nga def yoon foo nga taxaw ba ay kii taxaw ak ñoom seen léegi nag officiellement 2019 la ñu tàmbali dugg ci géew bi léegi nag ñu ngi ko doog a officialisé nii
margale di nit ñi dégg ñii dégg loolu ay wax la rek mais du dara léegi nag pour quant à côté activité yi lii mooy lancement bi incha allah yàlla na yàlla mottali. fii am nañu 13 membres ñoo xam ne si membre du bureau kese la mais quant à ñi fi nekk ñëpp mënuñu leen a lim parce que y a des vieux y a de tout te dafa am ñu fi dëkk am ñu fi dëkkul nag loolu mooy problème bi mais ñu recensé ñun mooy ñi nga xam ne ci membre du bureau yi lañu bokk. am nañu këyit formel yoo xam ne si macha allah parce que booy def lu baax foo nga tàmbalee ci lu baax loolu lañ doon ñaan yàlla quoi. da ngay ñëw ci wetu Salkona boo dikkee da nga laajte foofu kër docteur Wele si foofu la nekk kër docteur Wele foofu la One Voice nekk foofu la siège bi nekk. da ngay dugg nga laajte ñun nag dañoo am nuñ doon doxalee mooy que ni boo bëggee adhéré da ngay ñëw nga laajte mais du tax nga dugg quoi dañuy xool côté qualité parce que li mu ko waxoon da ngay ñëw dana def enquête ci yow ba noppi. dafa am ay critères kii nit kii ban nit la fu mu toll mais ki ñu gën a bëgg mu dugg nag mooy ki nga xam ne dafa xaw a dëng nga xam ne dafa dëng wala mu xaw a yàqu wala moom diggal ko ñoom la ñu gën a sawar ñu dugg mais ñi nga xam ne dañoo xas a baax dañuy tardeel parce que ku baax doo ko defar quoi da nga koy kii rek pousse rek mais ki nga xam ne dëng na ñooñu lañ gën a soxla ñun ñu ñëw ci One Voice parce que jubbanti lañ bëgg ba pare balaa ñoo dem incha allah jërëjëf. merci ci question bi ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax waaw question boobu moom mooy comme ni ma ko tontoo léegi rek ñun suñu dañoo am ay critères yoo xam ne dañ koy soxla maanaam dañuy def détection dem xool nit ki moo tax ngay artiste nekkal leneen loo mënti doon ñun mën nañ laa fekk fi nga nekk dina la wër mais par force àddina même bu dee da ngay yëngu ci dara du ñàkk koo xam ne si moom moo lay déggal boppam daal di daw ñëw laajte ñëw poser question donc su poser question yow nga wax ko li nga bëgg nu muy demee nangam ak nangam mais dañoo farataal di jug di demal suñu bopp wala di gëstul suñu bopp pour gisal suñu bopp xamal suñu bopp doo koy mën a jëlal suñu bopp loolu moom dañ koo farataal di ko def mais kantaa tamit kooku jug ñëwal boppam tamit du si yàq dara moo tax ma ni ki ñu gën a soxla mooy ki nga xam ne si dafa xaw a jàtt loolu lañu gën a soxla loolu daal moom mooy li nga xam ne si moom moo fi am ci One Voice. mënul ñàkk quoi nekk na loo xam ne si c'est une obligation mënul ñàkk mais xam nga suñu région ñun dafa am nu mu bindoo ba noppi ni mu bindoo ba noppi nag mooy souvent gars yi mën ngaa dem seeti leen sax mais li ñu war a bàyyi kay mooy kaay bokk ba pare ñëwal bokk ba pare ma doon laa defal c'est-à-dire loolu moom daf ñuy tardé moo tax sànq sa mbir wax naa amuñu xaar ma yàlla ak kenn dégg mais macha allah am na fi ñoo xam ne si dañoo am seen ay bunt suñu tonton bii toog kenn la ci ñoom waaw moom dafa bu ko neexoon buñ ko woowee xam nga mu toog jàpp ñaambiram te bokk na ci appel yi jàpp yi yaakaar naa si leen la woowee donc mu ñëw def teew am na ñeneen ak ñeneen ñoo woo mais dañ la naan carrément waaw yéen léegi ni muy demee nangam ak nangam parce que dañuy xaar benn retour ci yow mais léegi nag imagine nit ki nga xam ne dafa ñëw nii gratuitement automatiquement ñëw na ci woo bi nga ko woo mais kooku soo paree na koy jàpp boo paree fu mu la woo doon koy wuyu te moom la ñu seq ak ñii nga xam ne si ñoom ñoo fi ne moom mii loolu lañu ko def bu paree nii lu mu bëgg nañ ciy dem incha allah rabbi loolu benn problème. yan relation ngeen am aussi ak yeneen label yi est-ce que One Voice aussi nekkul tamit ay jeunes yoo xam ne xëy na am na lu leen nekk ci yeneen label yi ñu def yan relation ngeen am. waaw sant yàlla fii relation yi mi ngi rafet de ci suñu côté mi ngi baax. bien vrai que Louga jamono jii nii xaw naa tàng de parce que dañ fi am ñu fi yëkkatiwul temps yii mu indi ay coow doy waar mais man selon man comme que man kenn woo ma téléphone ni ma Junior nangam ma ne woo ma kenn ni ko diw nangam pour man lépp tout va bien parce que man nit fi yëkkatiwul téléphone woo ma wax ma def nga man noonu defuma dara donc wax yooyu yëpp ay potu meew laa ko jàppe dama kaa dajji naan après dem def suñu dox mais li essentiel moom dañoo bëgg loo xam ne si bu dee am na label bu fi ne du ko neex mu gis loolu moo tax moom defu ko keneen di ko def te loolu moom la ñuy def te incha allahu rabbi dara duñu ko teree def incha allahu rabbi xanaa ñoom ñu jàpp ci yeneen label yi fi ne man dama leen woo kay ñu jéem a ñëw topp ci gannaaw One Voice jéem a def lu ñuy def parce que barki démb moo jaay liñ judd def nañ fi loo xam ne si ñu fi nekkoon ay 20 ans 35 ans 40 ans defuñu xaaj bi donc loolu moom mooy mbir bi yàlla xel dolli
macha allah jaajëf tey c'est bon. C'est bon. Ok. Nga taxaw ci caméra. bismillahi rahmaani rahim maa ngi jégalu bu baax tamit ci retard bi nga xam ne nii def naa ko et c'était indépendant de ma volonté parce que mbir mi bin ma ko waxee comme ni ko Junior waxee jàmp na mais jàmpul man jàpp naa ni lu la nit mën a yëgal te jàllagul rek jàmpul mais ma waroon a dem Dakar waroon a am benn programme tey Grand Théâtre malheureusement affaire boobu mujjut a àntu ma préparé pour waroon a ñëw fii nii ñu woowaat ma waroon a delluwaat Dakar mais ce que Dieu a fait loolu tamit ñu dem ba ci mujjantal bi ba ma waaj ba pare ñu mujj loolu tamit mujjut a àntu man ni lu ma mën a def dama ñëw fekke ci open press bi fekke ci hommage bi nga xam tamit moom lan war a defal sunu tonton sunu papa docteur Wele nekk sunu papa ñun ñëpp ñu nekk des agents de l'État yàgg séq ak moom tamit liggéey yàgg séq ak moom coloré tey Junior Wele ñëw wala def open press wala def lancement benn label benn entreprise comme ni mu ko waxee te ñun ñuy séentu lii ci jeunesse su Lougatoire parce que man lii laa gëm gis nga réew du ci keppaar yi lay doxe du ci taatu garab yi lay doxe man li ma gëm mooy lii xale yi def One Voice lii ñu def bu fekkoon kenn ku nekk def na ko man jàpp naa ni Louga waxuma la Louga mais Sénégal plus particulièrement le monde retard bi mu am du ko am kon li may def mooy di leen féliciter ci courage bi ngeen am jël les choses en main xaaru leen ci kenn mais jug pour doxal ba pare ngeen ubbi seen bunt yëpp di lancer appel à toute la jeunesse logatoire mais aussi à toute la jeunesse sénégalaise ni leen ñëw leen entreprise ngi nii c'est pour la jeunesse ñëw leen ñu liggéey parce que man gisuma benn état boo xam ne nii day jug di offrir des boulots à la jeunesse jeunesse yi ñooy jug def seeni projet wala def seeni concours état gunge leen pour ñu am liñ bëgg kon tey yéen ay référence ngeen ci toute jeunesse référence ngeen parce que lii la ñuy xaar ci jeunesse li ma gën a émerveillé mooy que ni xam na ni Sénégal mi ngi yàqu te jikko yi ñoo ko yàq ngeen jug jël engagement xool nan lan war a def pour recadrer jikko yi recadrer jeunes yi pour wan leen ni mbir mi seen mbir la comme ni ngeen ko waxee rek l'avenir de ce pays l'avenir de cette chère ville notre chère ville natale vous est entre vos mains et vous appartient ëllëgu dëkk bi seen loxo lay nekk ñi fi nekk ay mag lan dañ leen a téel te yàgg-yàgg seen loxo lay jëm mais heureusement bi ngeen conscient wee que xam ni ay ndaw ngeen te Louga seen loxo la jëm ngeen jug ni balaa ñu siy jot te nii ñu ko gisee jikko yi commencé yàqu war nañu jug defar jikko yi wax na ko sànq ci appelam bi mu wax ni li nu gën a yitteel mooy ñi nga xam ne nii dañ leen a marginaliser les jeunes délinquants ñu baal ma ci terme bi ñi nga xam ne ni amatuñ ci ñoom espoir ñooñu leen soxla ñoom pour recadrer leen defar jikko yi boole leen ci groupe bi boole leen ci entreprise bi boole leen ci label bi te ma jàpp ni ñoom combat bi nga xam ne jël nañ ko muy One Voice musique combat bi nga xam jël nañ ko nan la ñuy def ba defaraat jikko yi te xam naa ni sur ce xam naa ni du ñàkk ay séances de sensibilisation ak ay tournées yoo xam da ngeen ko def dans les quartiers surtout dans les quartiers périphériques
pour gën a jege jeunes yi parce que tamit comme ni ko votre confrère Jacob TV waxe léegi est-ce que dañu war a toog di leen xaar mais non war nañoo jug tamit déplacer envers eux xool tamit des fois ngeen def ay sélection xool jeunes yi nga xam ne nii tamit ay programme yoo xam ne nii lieux yi ñoo ngi fi def ay programme ay manifestation xool jeunes yi nga xam ne nii am nañ talent te ils n'ont pas les moyens ngeen jug tamit xool tamit ñi nga xam ne nii peut-être suñu borom mënal na leen dara ngeen dem envers eux solliciter leen jug jël jeunes yooyu nga xam ne nii peut-être bu nekkee or nit ñi xamuñu leen parce que am na foo xam ne nii nit bi comme nii ngeen def label yi ñooy jug wàcc ci suuf jëli les jeunes talents yëkkati leen feeñal leen ba nit ñëpp ràññee leen may kontaan bu baax encore tamit dafa parce que dafa am Louga loo xam dañ ko baaxee loo xam ne nekkul Louga ndaanaan yëpp mënuñu fi dëkk Louga nekk une ville de culture bu ñuy wax culture Sénégal Louga la ñuy wax ba pare ñu ni Louga day suul ndaanaan te jur ndaanaan yëpp loolu dafa nekk mythe boo xam ne nii dafa war a dañ te li koy dindi mooy lan fokk doomu Louga gëm seen bopp xam ne tey jii fi nga xam ne fa la label yi nekk fi nga xam fa la star yi nekk ñoom dañ fa war a nekk te lii ñu def nii gëm sa bopp mooy tax ngeen dagg buumu gàcce yi nit ki lu mu nekk lu nekk bu ko gëmee suñu borom fekk ko ci man je vous lance encore dama leen di ñaanalaat di leen wax ni fi ngeen teg seen tànk foofu la ay ndaw ngeen mais vous avez le courage lii dafa jafe te lii la ñuy xaar ci jeunesse bi cuug li ni wax rek nit bay sa wewu tànk looy def lu nekk doore ko sa bopp man samay frère ngeen ñu bokk Louga bokk ay ambition ça veut dire que nit ki lu muy def lu nekk da nga koy def ak gëm-gëm def ko ak détermination mais mu nekk benn chemin boo xam ni tamit le travail ne sera pas facile yoon bu gudd lay doon mais patience ak persévérance xam naa ni tôt ou tard vous da ngeen arriver au bout du tunnel ma leen di encourager bu baax di lancer un appel aux autorités lougatoises aux notables ñi nga xam ne ni mën nañ seen bopp ñu ñëw jàppale ñu xale yi ñii ñoo jar a jàppale xam nga kii ñëw naan la jàppale ma te tegul benn projet mënoo ko jàppale mais ki indi projet mu leer la projet bi c'est fiable et c'est réalisable dama jàpp ni ku ko dégg rek